Exactement 11h. Exactement 11h passées de 40 minutes dans le studio de King FM. yéen a ngi seen biir émission Queen Feeling ak Larry Samb ak man mi nga xam ne may Géla ñu fas yéene ànd ak yéen ba 14h ñu daal di wax ci thème yu am importance yi nga xam ne moom la kii yi di dundu jigéen ñi di dundu. Page Facebook bi gaa yaa ngi connecté wu maa ngi nuyu Fatou Sissoko maa ngi nuyu Adja Awa Kébé maa ngi nuyu Al Karim Moustapha Niang maa ngi nuyu Moustapha Borom Tindo di mu ngi neen moo ngi ñaanal toutes les femmes jàmm ak yokkute jigéen mooy jàmmi jamono loolu dëgg la Idi Bissar ñu ngi lay dalal bu baax a baax a baax a baax laari loo wax on va commencer par parler de la femme de la violence faite aux femmes ma bàyyi la nga commencer. waaw dëkk bi da ngay gis man la mënul comprendre jigéen boo xamante ne jigéen kenn waru ko def lu ko naqari ndax jigéen jour buñ la mayee borom kër da ngay jaay sa sant papa jëndee ko sa sant borom kër jóge sa kër papa fi nga xamante ne fa nga juddoo yaroo fa màggee fa passé fa sa enfance yëpp bàyyi ko dem dëkkali ji sa borom kër mais kooku pour lan bu demee ñu war ko sonal du yoon loolu dafa métti gis nga jigéen ñi léegi bu ñu defee yooyu ne bu ñu demee sëy yi dañuy sonn rek ñu bari bëggatuñu am sëy te jigéen kenn waru ko sonal ci la jural sa doom loo am mu bokk kook yow dëgg la boo amul muñal la di la dund lu métti sa biir kër kooku boo ko sargalul kan ngay sargal kon laagi da nga bëgg a wax violence de la femme bu ñuy wax ci biir kii la ñu ngi koy waxatee ci biir sëy dong la wala am na yeneen i façon yi violence am na yeneen façon violence mais dangaa tàmmalee ci violence yi nga xam ne mooy am ci biir sëy voilà waaw bu la te jigéen en général moroomu jigéenam moo koy teg lu ko métti dëgg la boo demee sëy bu la sa njëkke sonalul sa goro sonal na la wala sa bàjjanu jëkkër wala je sais pas loolu nag dañ ko war a xeex wax ko comme ça amuñu doole sax bu ñu ko xeexee te am nañu suñu kàddu macha allah ñu wax ko tey à travers suñu voix bu monde entier ñëpp dégg ko bu ko defee képp koo xamante ne recevoir na belle fille am ci biir këram mu mun ko def comme boppam rek mu daal di koy def comme boppam wala mu def ko comme doomam Yacine bu fekkee da nga bëgg joxe sa kàddu ci thème bi ñu ngi lay déglu waaw parce que jigéen nga yow it te moom mooy ki nga xam ne mooy gérer suñu digitalu rajo bi waaw Yacine da nga bokk ci jigéen ñi waaw kon thème bi war nga ci mën a bokk maa ngi wax auditeurs yi yëpp yi nga xam ne bëgg nañu bokk ci débat bi nga xam ne ñu jagleel ko jigéen ñu ngi wax commencer par violence de la femme suñu paree ci violence de la femme mën nañu wax tamit ci importance bi jigéen ñi am ci àdduna bi ci société bi mën nañoo wax aussi ci jonge yi xale jigéen yi jonge ak nan nañu war a def pour tamit góor ñi bégal seen i jigéen du 8 mars kese
8 mars kese yorul journée de la femme chaque jour journée de la femme la. mais ñun dañ leen a ëppale chance. waaw xam nga ñun chaque jour dañuy dund journée de la femme. mais ci biir 365 jours yooyu. dañu cee jëlal benn jour boo xamante ne dañ ñu koo sargalee. jigéen ñi tey normalement. góor yi ñoo war a togg. ñoo war a yekk. ñoo war a dem marché am na ñu ci d'accordul laa de. si am na ñu si d'accordul. parce que démb maa ngi toog di ko wax rek sama papa freiné ma daal dina ma hey yow dof nga rek. ñi ko war a def mooy ñi nga xamante ne. ay ouvrière lañ. ñooñu ñoo war a toog tey seen jëkkër yi sargal leen genre mais pas yow mi nga xamante ne da nga yeewu. dem liggéey ñoo toog tey un bon jour rek nga ne ma tey man maay togg wala sa jëkkër mooy togg. c'est pas ça. loolu du nekk loo xam ne mooy yoon Yacine maa ngi lay bàyyi nga nuyoo ak auditeurs yi ñuy déglu maa ngi lay bàyyi nga nuyoo Yacine da nga war a nuyoo. Alors, maa ngi nuyu auditeurs King FM yëpp, que ce soit sur le site, que ce soit sur l'application GFM et vous, que ce soit sur la 99.4. maa ngi nuyu ñëpp. yaa ngi nuyu ñëpp lan nga xalaat ci thème bi ñu njëkk a abordé ci biir Queen Feeling bi tey mooy thème bi nga xam ne mooy violence faite aux femmes laari dafa wax violence yi nga xam ne jigéen ñi ñu ngi koy dund ci seen biir néegu sëy ak seen i njaboot et tout yow fan nga jëmle violence de la femme bi. En fait man du ma spécialisé je parle en général foog naa ni jigéen daal boo ko jàppee en premier comme sa yaay wala comme sa sœur wala nga xalaat ne war nga am doom bu jigéen jomb nga di ko def lu ñaaw jomb nga di def lu ko metti waaw jomb nga di ko jooyloo alors li may ñaan rek mooy xale góor yi ñu gën a dawal yërmande gën a dawal compréhension parce que ñun matuñu suñu matoon kenn duñu lu leen jël ci seen faaru càmm di ñu bind alors war nañ seet aussi ci loolu alors maa ngi ñaan daal lu ñu mën a gën a rafetalee rek gën a xoolaat yi ñu yoree xale jigéen ñi rek ñu gën ko def ñu daal di parce que ñun amuñu ku dul ñoom dëgg la alors bu ñu jàppalee rek day daal di dem mën nañoo wax tamit bu ñuy wax violence mën nañ ko yóbbu tamit ci xale jigéen yi nga xam ne dañuy subir ay viol ci xale jigéen yi nga xam ne dañ leen di maltraiter par rapport ak ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir prison yi nga xam ne amuñu moyen yi nga xam ne war nañu mën a dund gu normal ci biir prison c'est pas parce que nit ki dañ ko jël def na lu dul yoon ñu tëj ko que mu ñu wax ko def esclave que ñu wax ko def li nga xam ne mooy lu métti ci biir prison yi lan ngeen ci xalaat jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci biir prison yi di dund gu métti ñi nga xam ne dañu nekk prison nekk en état ñi nga xam ne ñu ngi wasin ci biir prison yi ñi nga xam ne ñu ngi leen di maltraité ci biir prison yi lan ngeen ci xalaat loolu tamit ci violence de la femme la bokk. avant may ñëw ci prison yi damay wax ci ñi nga xamante ne dañu nekk xale ñu violé leen voilà mooy man je pense que ñi leen di violé ànduñu ak seen sago wala duñu lucide parce que dama xamul nit waaw nan ngay jëlee benn xale bu am 5 ans jàpp 10 ans di ko violé yow loolu ban plaisir nga ciy am loolu man daf ma jaaxal je me pose toujours la question à savoir loolu moom ban plaisir la ci nit di am jaaxal na ma torop est-ce que parce que d'habitude dañuy wax ñii di ko dee di def duñu nekk ay nit ñu normal maanaam ñi nga xam ne duñu wër psychologiquement wéruñu loolu moo tax ñuy rabattu ci xale yi yu ndaw yi et tout donc loolu moo tax gars yi d'habitude ñuy wax ne que ñooñu wéruñu Gela xam nga man la mënul la concevoir waaw ku fi def benn affaire bu grave rek ñu ne la da nga dof am na ñoo xamante ne dofuñu jinne jàpp leen peut-être dañoo bon wala je sais pas mais ñëpp ñiy violer nit ñëpp mënuñoo bokk feebarandoo am ay maladies yoo xamante ne mental lay doon mënul nekk à mon avis parce que dañuy naan nit njaay nit bu normal Yacine nit bu normal est-ce que mën na am xalaat googu nit njaay nit bu sensé est-ce que mën na am xalaat boobu fekk xale bu ndaw bi nga xam ne am na 6 ans am na 7 ans nga ñëw di yegg ci kawam yàqal ko àddina naam voilà à moins que mu nekk un vice mais je pense que c'est une maladie bu dul vice du doon feebar waaw parce que nit ku normal comme ngeen koy waxee war na seetlu sax tiim xale di ko def yenn yi alors soit c'est une maladie ou c'est un vice te vice day fekk loo xam te ne bon un peu vice la rek vice la tu dis bon je tente damay tente def lii rek mais du loo xam te ne c'est éternel c'est un vice c'est pour découvrir dañuy découvrir benn affaire peut-être après dañuy leen di kii ñu continuer di ko def alors je crois que il faut souvent parents yi di wax ak seen ay doom
di waxtaan ak ñoom di leen ubbil seen bopp au moins bu ñu subiree yenn violence sexuelle yi waaw ñu mën a rapprocher wu seen parents yi ñu am suivi et je crois aussi les xale yi di subir yooyu ils ont droit ñu leen di yóbbu ci ay psychologue parce que am na ay psychologue fii yu gérer xale yi ñuy dem di leen wax nan ñuy subir affaire nan nañ koy dundee voilà au moins ñu mën a def pour wax ak ñoom ba ñu delluwaat et tout ñu amaat une vie normale parce que c'est pas facile dafa metti c'est un traumatisme te mën a dem ba law ba nga jëm mag mu lay topp dëgg la voilà c'est ça léegi viol yi yemul ci xale yi dong dañuy gis magum jëm ñu daal di koy violer surtout que temps yi ñu nekk enlèvement yi bëri na surtout pour les femmes les enfants enlèvement yi bëri na jigéen da ngeen di gis jigéen magum jëm góor bu magum jëm daal di koy violer loolu nan ngeen koy gisee jigéen magum jëm góor violé ko xanaa day fekk mu lëndëm mu gëlëmal ko wala je sais pas parce que magum jëm bu ànd ak xelam ànd ak yëpp am na yenn affaire yoo xamante am na loo xamante ne man mënuma ko tuddee viol xam nga lan lay doon dañuy d'accord ñoom ñaar ci kàddu parce que am na âge boo xamante ne boo si tolloo da ngay dépasser fu ñu lay violé parce que da ngay ànd ak sa xel dëgg la te jigéen am na fu muy toll loo bëggul foo bëggul góor yegg la fa du la fa yegg ba leneen di xew seen diggante dëgg la voilà waaw Yacine dégg nga bu baax lu kii wax ci nga xam ne mooy mag ñi nga xam ne ñoom la ñuy violer laari nee na moom pour moom mag yi ñuy violer du doon mag yi nga xam ne que dañuy ànd ak seen bopp daal parce que magum jëmm laari nee na magum jëmm du nangu du bàyyi ñu koy violer soit dañuy dégg ci kàddu après ñu daal di bañ a déggante ñu tuddee ko viol waaye moom pour moom magum jëmm kenn mënu koo violer. Un viol c'est un viol. Un viol c'est un viol. waaw c'est une agression sexuelle. alors ça veut pas dire ay mag la wala du mag. waaw parce que bu fekkee nit ki dem na ba forcer la rek. waaw c'est un viol. c'est un viol waaw. bu amul consentement rek c'est viol. un viol. alors amul mag la amul magum jëmm la amul dara un viol c'est un viol. dans la mesure où il n'y a pas eu de consentement. c'est un viol man noonu laa ko gisee. quand on parle de consentement maanaam même bu d'accordoon ba ci acte bi ndaw si ne ko déedéet bu ko defee tamit viol lay doon. waaw parce que bu demee ba ne bëggul rek dinañ ko jàppee ne rek ne loolu daal di viol la laari lan nga ci xalaat. man je pense que ku bëggul am na nit bu à moins que yéen ñaar bu fekkee ne da ngeen di nekk di génn. waaw ay viol amatu fa. nga d'accord. waaw mu d'accord mais loolu du viol da nga ko def par à l'amiable. à l'amiable lañ ko defee. mais man dama déggoon na benn avocat. avocat bu ma ne woon ni ma viol. am na ci même bu demee ba yegg ba ci acte ba. ndaw si ne ko bëggatuma. bu ko waaji forcé loolu viol la. loolu mooy consentement bi. mooy consentement bi ñuy wax rek. mooy consentement te magum jëmm mën nañ koo violer laari parce que magum jëmm mën nañ koo nax magum jëmm mën nañ koo droguer magum jëmm mën nañ koo def leneen ak leneen li nga xam ne du ànd ak sagoom ba dina ko def. gis nañ fi ñi nga xam ne dañuy génn seen kër benn histoire bu ñu ma raconté woon gel bi dafa jóge Dakar di dem Thiès. jóge Dakar di jëm Thiès mu am benn waay boo xam ne dafa yore oto ne ko kaay ma yóbbaale la foo jëm Thiès kaay ma yóbbaale la ndaw si daal di dugg ci kii bi ndaw si daal di dugg ci oto bi bu mu duggee ci oto bi waa ji yóbbu ko dem ba benn yoon daal di dévier dem jël beneen yoon kooku ne ko yow yoon bi nga jël du yoonu Thiès te danga ma ne woon Thiès nga jëm looloo tax ma dugg sa oto pour nga déposer ma ndaw si dafa amoon na jëkkër yaa ngi may dégg mais waa ji dañ dem ba benn yoon na da koo dóor bu muy bëgg a dee violé ko te ndaw si musul d'accord léegi yow loolu nan nga ko jàngatee est-ce que magum jëmm la dóor ko ba kooku inconsciente mu violé ko pare wàcc ko fa dem yoonam. là je suis d'accord que nekk daf ko violé. voilà parce que xamul kooku. yóbbaale li ma njëkku la d'accord mooy. nga am jëkkër. waaw di dem sa yoon. yor sa paas. ñu naan la kaay ma yóbbu la borom jàmbur góor. nga dugg ci otom kooku lum la def yaa ko tooñ. waaw yaa ngi dégg. man li tax may wax mooy. ñaar ñuy génn. waaw man xam naa ne foofu viol amu fa. parce que da ngeen di génn. ku jigéen ki jug dem seeti ku góor ki. wala ku góor ki ñëw ba si kër ku jigéen ki seet si ko. ñu foo ba leneen xew fa ñu ne daf ko violé. Gela loolu moom duma si d'accord. loolu doo si d'accord Yacine. noo ko jàngatee. ndogal la daal. ndogal la. man daal li ma jàpp viol su amul consentement si. xam nga lan moo ma gën a métti.
Sénégal dafa neex da ngay def li la neex ba lenn fekk la si nga ne ndogalu yàlla. non parce que bu xalaatoon ne bu duggee ci oto bi dara dina ko dal du ko def dëgg je ne suis pas d'accord avec toi. comme on dit nul ne peut échapper à son destin. dëgg la parce que bu fekkoon ne yow Gérard bu la leeree ne boo awee fii lii dina la dal dama fa aw dëgg la alors boo fa jaaree rek loolu dal la rek man je pense que c'est ta destinée daf la war a dal. c'est vrai qu'on doit être un peu plus vigilant bañ a dugg ci oto inconnu yi et tout c'est-à-dire ne boo xam te ne xamoo ko doo gaaw surtout jigéen war na def attention di dugg ci oto boo xam te ne surtout jabaru jàmbur aussi. non amul jabar sax que tu sois marié ou pas c'est valable pour toutes les femmes xam nga moytu daal parce que nit ñi yemuñu xam nga te góor daal xelam dafa gàtt. lu ko neex rek la xam. alors il faut qu'on soit un peu plus vigilante par rapport à li nga xam ne mooy violence faite aux femmes ak yooyu yëpp. plateau bi am na beneen jigéen bi nga xam ne mooy beneen queen bi nga xam ne mu ngi nekk ci biir King FM di liggéey ak ñun mu ñëw rejoindre ñu ngi ci plateau bi ñu ngi koy nuyu madame Touré bonjour. Bonjour Jella, bonjour Yacine, bonjour Larry. Bonjour madame Touré. maa ngi leen di nuyu di leen souhaiter une bonne fête. waaw di leen sargal aussi ci bés bi. waaw madame Touré da nga ñëw fekk ñuy nekk ci débat bu rëy nga xam ne mooy jigéen ñi tey suñu bés la au lieu de king feeling ñu tuddee ko queen feeling n'est-ce pas Larry Samb noonu lañ ko tuddee. tey ñun ñooy gaynde yi. tey ñun ñooy gaynde yi waaye mënuñoo def benn plateau ba mu jeex tàkk te du am benn góor bu ñu invité xam ngeen loolu mënul nekk. on se complète les hommes et nous on se complète n'est-ce pas madame Touré. léegi dañuy bàyyi madame Touré mu wax ñu rek impression bu mu am ci violence faite aux femmes par rapport au ménage par rapport au viol par rapport yegsee guñu ci mooy prison yi mais ñu bàyyi la nga wax sa xalaat par rapport ak li nga xam ne mooy violence faite aux femmes dans les foyers violence faite aux femmes li nga xam ne mooy viol yeeg autre chose madame Touré. waaw xam naa ne dama jël seen émission en cours. mais am na lu ma si jot a dégg tuuti. donc jigéen ñi ñoo nar a moytu. ñoo war a moytu. parce que tey yéen a ngi wax ay affaire yóbbaale. mais même bu dul jigéen bu am jëkkër sax. jigéen ñi ñoo war a être prudente. waaw tey jii da ngay nekk ci mbedd dem bëgg lu yomb baaxul. tey oto bi rafet na. kii kan la xëy na am na xaalis xam nga tamit dañuy wax rek mais ñun aussi am nañ ci part de responsabilité dëgg la. parce que tey yaakaar naa ne du neen la ñuy gis koo xamante ne xamuñu ko rek mu ñuy yóbbaale. ñun tamit am na lu ñuy séntu ci biir. donc il est temps que aussi ñun ñu yedd suñu bopp xoolaat suñu bopp bu baax. te olof yi dañuy wax naan bañu ma ku ma sedd ci gaalu xaj mais bu ma ci fekk. donc tey ji ñun ñoo war a góorgóorlu ba dara bu ñu fekk ci gaalu xaj boobu. dellu tamit di wax ne comme li Larry wax sànq rek. yow jigéen magum jëm tu es majeur et vacciné. jigéen góor jox la rendez-vous ci hôtel wala ci auberge. boo fa demee lu mu la fa def na la neex parce que xam nga lu mu la fay fekk. dëgg la man boo may invité. étant jeune. étant célibataire. tey jii xam naa bu baax fi may dem fu ma dul dem. dëgg la man doo ma woo ci hôtel ma la fay fekk. doo ma woo ci auberge ma la fay fekk. dëgg la loo ma def rek man na ma neex. fii tamit kenn deful gaa nag saay-saay yi moom ñu ngi fi duñu jeex. gis nañu lu ne nax nañu jigéen parce que tamit am na ay innocente ñoo xamante ne xamuñu dara dañ leen di nax ba violer leen. loolu certes am na. mais ñun tamit su ma sañoon ñu gën a bàyyi xel suñu bopp gën a góorgóorlu tuuti. ñu ubbi suñuy bët wax na lu am solo madame Touré dëgg la comme ni ko Yacine waxee nee na bu ma xamee ne yoon bii danger mu ngi fa duma fa aw. bien vrai que am na ñoo xam ne xamuñu dañ leen di nax ba ñu dugg ci li ñuy dugg mais bu ma xamee ne que lii su ma ci duggee lii moo ma ciy fekk mbirum yóbbaale bi muy wax dafa am solo Larry dëgg la da ngay gis nit bu yor oto bu tooy xepp xale jigéen ñi ñun xam nañ suñu bopp tamit dañoo bëgg xaalis dañoo bëgg lu rafet dañuy gis kat bu tooy ñu daal di ne nii rek gis ko rek madame foo jëm nga ne ko fii laa jëm waa ji rafet na waa ji nii na nga dugg ci xamoo ko ci ndey xamoo ko ci bay mosoo tas ak moom nga dugg ci mu ne la xaalis a ngi nii nga perdre sa moyen yëpp fàtte sa bopp fàtte yow yaay kan. donc loolu moo ñuy lor nag. waaw loolu moo ñuy lor ñu wax suñu mbokk jigéen ñi ñuy bàyyi xel bu baax a baax Larry ñuy bàyyi xel bu baax dégg nañ madame Touré lu bu baax li mu wax. bi nga xamee boo xamee ni que fii nga jëm nii dafa am danger évite defal lépp li nga xam ne que di nga def tout ba éviter loolu mooy problème bi
n'est-ce pas léegi damay bàyyi ñu daal di déglu Abou Thioubalo avant loolu aussi ku bëgg dugg ci waxtaan bi mën nga woote ci 88 628 99 90 sur la page Facebook gars yaa ngi connecté wu gars yi ñu ngi participer ci li nga xam ne que mooy débat bi Queen Feeling bi tey spécial débat on va parler de la femme des violences on va parler de tout soxna Adama Rassoul Kouyaté ki di kooku nag sama doomu ndey la sama xarit la maa ngi ko souhaité bonne fête moom ak yaayam tata Asi di wax yaayam nañu dolli ñaan bu baax ndax yaayam soxna la Abdou Aziz Bara Diop nee na bonjour waa King Feeling jigéen Sénégal naw naa leen lool Idi Bissar daal di ne jàmm la paix à toutes les femmes du monde Mami Ngom ne bonjour et bonne fête des femmes à toutes les femmes du monde Paté Bey waaw ñu ngi lay jaajëfal Adja Awa Kébé di wax bonne fête à toutes les femmes Guèye RFM nuyu nañ la bu baax ñu ngi lay dalal ci émission bi nga xam ne mooy Queen Feeling ñu daal di koy jagleel jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna si yëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu dem déglu benn son wu Abou Thioubalo mi nga xam ne mu ngi woy yaay booy ñu daal di ñëwaat te bu ñu ñëwaatee dinañu wax ci nga xam ne mooy violence faite aux femmes ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci prison yi. Dimbali sama yaay
laajte mooy est-ce que am na ku bañ yaayam est-ce que loolu am na est-ce que existé na man mosuma koo dégg mosuma koo gis. man mosuma koo gis mais mos naa ko dégg. mos nga koo dégg. waaw dégg naa ko ci ay rajo yi ñu koy wax benn mère di ñëw di jooy naan man sama doom bugguñu ma dañ ma bañ. dañ maa bañ. waaw loolu am na dëggantaan. je sais pas. en tout cas ñeen a ngi doon déglu ki nga xam ne mooy Abou Thioubalo mu woy yaay boo woy bu am solo woy bu daw yaram woy bi nga xam ne boo ko déggee même bu fekkee nekk sax yow xoolal tu n'es pas sensible di nga xam ne kii li muy woy ci xol la ko tibbee que li muy woy dafa am solo dafa am sens. li muy woy dafa neex. am na solo am na sens. waaw est-ce que xam nga ne jigéen moo war a gën a bëgg yaayam. dëgg la xam nga lu tax. jigéen mooy ëmb. mooy wasin. wàññitu sens. waaw jigéen mooy ëmb mooy wasin. gis nga ku ëmbul wasinoo. munoo xam lan mooy fan la sa yaay toll si yow. munoo ko xam. dëgg la. man moom personnellement balaa may souhaité kenn bonne fête. waaw sama yaay lay souhaité bonne fête. dëgg la Dieng bee la Moussa Jimi Ndiaye. Semba Mbéri Paate Omar ak Seet ak Saloum ba ca njàngama. Gela sama yaay wutaluma xas. fu ma neex daagu. lu ma neex def. dëgg la famille bi ma bokk fu ma nee tëll ñu xam ne doomu diw a ngi nii. loolu nag dama koy gërëmee sama papa. bi nga xamante ne moo ma tànnal yaay ji gën ci yaay yi. dëgg la man du ma ne Sénégal maa fi gën yaay mais kenn gënu ma fi yaay. sama yaay baax na. muñkat la. dëgg la yar nañu ci diine. jàngal nañu alxuraan jàngal nañu école ba ñun ñëpp macha allah ki ci gën a tuuti le diplôme am na licence am en poche. loolu. dama ko koy santé di ko gërëmee même bu fekkee ne sama papa moom moo doon gérer suñuy étude di ñu fayal sama yaay moom moo ñu doon gérer ci kër gi ndax góor ñi dañuy xëy suba teel jox la dépense jox la nga gérer say doom sa doom bu dëngee yow la bu melee safaan wa yow la jigéen nag boo gisee li tax ma ne la moom moo war a gën a ñun ñoo war a gën a gëm yàlla gën a jaamu yàlla gën a ragal yàlla Gela li may wax nii ku nekkul yaay munoo ko xam ku ëmbul juróom-ñeenti weer matuwoo yéegoo salle d'accouchement doo xam kat lan mooy wareefu yaay dëgg la man de xanaa ba ma nekkee xale laa daan def ay affaire mais li nekk nii sama kanam sama yaay damaa fas yéene di ko tarbiyu ba keroog yàlla di ma moom yàlla na yéex te lépp lu ma am nag pour moom la sama yaay moo tax may sonn moo tax may liggéey damay xëy suba teel ñëw fii liggéey bàyyi sama atelier de couture mu toog géreel ma ko géreel ma sama doom lu ma def neex na ko lu ma bëgg la bëgg lu ma bëggul xamu si dara kon boog yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba ñu bañ a séddale lenn ci ginnaaw ci barke Serigne Saliou amiin kooku moo doon Lary Samb bi nga xam ne moo doon tagg yaayam parce que am na yenn parole comme nu mu ko waxee rek boo nekkul yaay doo ko mën a comprendre gum madame Touré moom it yaay la ñu bàyyi ko mu wax quelques cadeaux par rapport à cette journée wax journée de la femme bi na kan lay souhaiter bonne fête ak ñan lay souhaiter bonne fête. waaw yaakaar naa ne nag Lary sax dafa wax lépp nag ba pare dëgg la liñ ciy dolli du bëri mais nag ñun amuñu fay mënuñu fay suñu yaay dëgg la ndax tey jii yaay dafa sori soo koy wax sax sa yaram bi day daw dëgg la day jóg parce que ñun mënuñu fay suñu yaay te ñun xam nañ si dara ñun ñi am ay doom waaw xam nañ si dara tey jii man su may xëy di liggéey su ma xoolee sama doom rek sama yaram day daw ndax su ma ko naree bàyyi toute une journée du ma gis dëgg la li ngay ressentir yow rek yaa ko xam mënu ko exprimer donc ñun daal ñu ngi ñaanal suñu yaay yi yàlla may leen gudd fan may leen wér defal leen jàmm ndax diggante yaay ak doom dafa jege ba nga xamante ne kenn xamul si dara dëgg la kenn xamul si dara ndax tey jii sama yaay mënuma sax wax ci moom parce que su may wax sax damay perdre les mots dafa am amouru doom tey doomam moo ko mën a def loolu ne doomam moo ko mën a yëkkati heure bu jot heure bu ne sama yaay tey moom pour moom ay doomam rek ñuy exister ci kaw suuf te yaakaar naa ne yaay yëpp tamit loolu la ñuy ressentir dëgg la ñun daal lu ñuy def rek du ma ci sori sama xol dafay fees du ma mën a wax ci sama yaay mais lu ma koy wax daal mooy maman je t'aime te lu ma koy ñaanal mooy gudd fan wér di ko ñaanal ne képp kuy yaay di la ñaanal gudd fan wér ñi nga xamante ne tam amuñu guñu doom may ñaan ñu yàlla may leen ñu xam amour boobu dëgg la Yacine maa ngi lay déglu par rapport ak journée de la femme kan nga koy jagleel ñan ngay wax bonne fête. Je dis bonne fête à toutes les femmes du monde. ñëpp waaw les mamans les sœurs les tantes les cousines les amis ñëpp jigéen ñëpp daal la souhaité une joyeuse fête.
waaw ñu ngi leen di jaajëfal yéen a ngi dégg en sourdine ki nga xam ne mooy Fatou Guewel mii di wëy jigéen ñi waaw bu fekkee nekk fàttali ne mën ngeen ñu joindre ci 88 628 99 90 ñu daal di jokkoo ak yéen ci li nga xam ne mooy Queen Feeling tey ñuy débat ci lépp li nga xam ne mooy jigéen parce que bés bi ñun ñoo ko moom maa ngi ànd ci émission bi ak Yacine maa ngi ànd ak Larry maa ngi ànd ak ki nga xam ne mooy Madame Touré am nañ tamit benn invité surprise bi nga xam ne moo ngi fii ak ñun dinañ ko jël si kanam tuuti ñu daal di waxtaan ak moom léegi fu mu toll nii sama gaay dañoo war a wax ci li nga xam ne mooy violence dans les prisons jigéen ñi nga xam ne ñu ngi incarcéré ñi nga xam ne ñoo ngi ci biir kaso yi naka la ñuy dundee ak yooyu difficulté yi ñuy am ak ñu leen di ñaanal ñi nga xam ne vraiment jox nañ leen peine yi nga xam ne bëri na ñu ñaan leen ñu génn ci jàmm ak salaam te ñu mën a continuer ci dund bu normal bu ñu génnee li nga xam ne mooy prison. Allô, bonjour. Allô. 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 88 628 99 90. Allô. Allô. am na ku nekkoon li nga xam ne mooy si ligne bi xam naa kii bi moo baaxul réseau bi moo baaxul wala fi mu nekk moo amul réseau xëccoo bi moo bëri xam nga nag fi mu nekk ni ñëpp ñun la ñuy bëgg a déglu waaw ñun la ñuy moo tax loolu moo tax dëgg la léegi 88 628 99 90 ñu ànd ceeg Madame Touré Aïssatou ñu ànd ceeg Larry ñu ànd ceeg ki nga xam ne mooy Yacine ak man mi nga xam ne may Gela ñu daal di ànd daal di def Queen Feeling spécial Queen Feeling waaw ñu wax ci nga xam ne jigéen yi nga xam ne ñoo nekk ci prison Madame Touré ñoo ngi lay déglu. waaw Larry ñoo ngi lay déglu. déjà ñooñu dañ leen di ñaanal yàlla. yàlla génne leen fa ak jàmm ak salaam. dëgg la parce que prison moo doon loo xamante ne. jommul kenn. mën nga bañ a def dara. dugg fa par erreur. comme aussi mën na doon contraire ba. mais bu fekkee ne jigéen dañ ko man ci sama xalaat bu gàtt
ak loo xamante ne dama ko bëgg ñu voté ko sax ci réew mi mu doon loi boo xam ne dañ koy voté bu fekkee ne nit nañ jël kooku allo ci ligne bi allo bonjour allo 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 88 628 99 90 ah dem na kooku delluwaat na dem na mën na woote waat waaw dina woote waat 88 628 99 90 waaw ñu ngi déglu laari mi wax ci nga xam ne jigéen ñi ñu ngi nekk ci kaso yi déjà bu fekkee ne dañoo jël jigéen tëj ko prison yàlla dogal ni bi muy dem dafa yóbbaale ëmb waaw mais xale bi lu si yoonam xale bi deful dara dëgg la bañ jël ko mu war fa juddoo war a yaroo ci prison bi di am benn vie boo xamante ne ci prison la koy amee loolu rafetul mun na maa ngi ñaan pour ñu voté ko sax assemblée jigéen boo xamante ne dafa nekk jigéenu wérul ak lu mu mënti def nañ seet yeneen daan yuñ ko teg bu fekkee ne dafa war a fay wala waree fa ñu def ko mais pas di jël ay jigéen yoo xamante ne jigéenu wérul lañu ñuy accoucher ak ëmb nu mu méttee stress su ëmb 9 mois nga war a jafte ci biir prison bi matoo ci prison bi wasinee ci prison bi bëgg a jël sa doom yaree ko ci biir prison bi gela loolu dafa métti dafa métti torop te xale bi yoonam nekku si ñu jël kii ci ligne bi j'espère que bii pas dina baax allo salaamaaleykum allo allo waaw kooku delluwaat na ñoom aussi auditeurs yi bu ñuy woote bu ñu mënee wàññi tuuti seen rajo parce que dañuy bëgg aussi di dégluwaale seen bopp waaw bu ñu defee loolu du ñu mën a déggante léegi da ngeen di wàññi tuuti rajo bi ngeen mën a waxtaan ak ñun ci 88 628 99 90 laari ñu continuer kàddu gi loolu daal war nañ cee wax ndax xale bi yoonam nekku si xale bi il n'a rien fait te métti na ku sañoon boo juree sa doom da koy boo ëmbee da ngay juree sa doom fi ko ñëpp di juree yaree ko fu ko ñëpp di yaree mais pas muy juddoo ci ay prison ak loolu aussi bu ñu si mënee dimbali comme suñu amuñu dara suñu kàddu rek la ñu am ñu ngi koy ñaan rek mu doon loo xamante ne dinañ ko voté loi boo xam ne dañ koy voté ci dëkk dinañ ko voté waaw laagi yow loolu moo lay déranger ci jigéen ñi nga xam ne ñu ngi leen di ñu ngi nekk ci kaso yi la fekk ñu nekk en état ëmbee ko foofu daal di koy wasinee foofu loolu pour yow waaw na fa yare seen doom loolu daal nekkul loo xam ne neex na la ci jigéen ñi nga xam ne ñoo ngi nekk ci prison waaw madame Touré ñoo ngi lay déglu waaw man nag balaa dara xew damay njëkk a ñaanal ñëpp ñi nga xamante ne caabi da leen féete ginnaaw yàlla génne leen ci jàmm rawatina nag jigéen ñi te nag di leen wax ne kaso jombul kenn am na ñi nga xam ne dugg nañ kaso natt moo leen fa yóbbu am na ñi nga xamante ne erreur de jeunesse aussi moo leen fa yóbbu donc may ñaan bu yàlla defee ba ñu génn ci jàmm ñi nga xamante ne erreur de jeunesse moo taxoon ñu dem fa yàlla def benn maturité bi nga xamante ne njuumte bi taxoon ñu dem fa bu mu leen dalati ñi nga xamante ne tamit natt la rek ñuy ñaan tamit ñu bañ fa delluwaat te tamit bu ñu génnee ñun tamit ñu am bañ a am benn bët bu ñu leen di xoolee parce que fii tey Sénégal dañu am habitude muy jigéen muy góor ku xës ba jaar kaso rek dafa am beneen bët bu ñu lay xoolee donc du coup ñun ñoo war a njëkk a changer loolu léegi balaa ñuy sori ñu jël ki ci ligne bi ñu jël ki ci ligne bi jël ki nga xam ne moo ngi ci ligne bi allo bonjour allo 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 waaw salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ bi na nga def sant yàlla ñoo tudd ak foo ñuy woowee Baara laa tudd Baara Ndiaye Baara Ndiaye foo ñuy woowee exactement maa ngi nii Dakar Sicap Plateau yaa ngi Sicap Plateau waaw da nga bëggoon bokk ci débat bi Baara waaw am na solo li ngeen wax am na solo tubaarkàlla am na solo lool am na solo waaw ñu ngi lay déglu da nga ci bëggoon participer waaw li ngeen wax moom daf maa yitte lool am solo lool moo tax moo woote rek di leen béggee lu bari di béggee Samb xaalis moom waaw di béggee Baye Cheikh waaw laar yi nekk maa ngi koy béggee bu baax mu ngi lay déglu mu ngi lay waaw kay waaw yóbbu ma lebar waali ba tax nag ma roqee kumba jàngaan leen a joor mais xaali bokkuma fa nag maa ngi lay fay waaw ci Baye Cheikh lay déggee yooyu rek Baye Cheikh daf may tooñ rek waaw ne ko namm nañ ko lool nag fan yi dégguñu ko waaw mi ngi fi dafa nekk ci ay yitte liggéeyu télé bi rek ak rajo bi moo tax mais dina ñëwaat léegi incha allah dëgg la nekk ñu ngi koy béggee incha allah dina ko dégg yàlla na yàlla yombal mbir yëpp allahumma amiin
fi ngeen bëgg a eggee suñu borom eggalee leen fa. amiin amiin ñu ci bokk kàttanu yàlla ak barke borom Tuubaa xaste yi. est-ce que amiin 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 jaajëf kontaan nañ ci yéen. amiin yow tam Ñoo yal na la gën a yàlla kontaan. defal tawféex defal la taysiir ci barke borom Touba ak xasida yi yow tamit amiin amiin jaajëf. jërëjëf ok ñu ngi koy jaajëfal kooku di Bara nee na mu ngi ñuy woowee depuis plateau mu ngi ñuy woowee depuis plateau di rafetlu plateau bi ñu def nii di rafetlu kàddu yi nee na di ñu ñaanal nag ñaanal gu am solo waaw ñu ngi wax amin bu baax a baax a baax a baax waaw ñu nekkoon nag Madame Touré li nga xam ne mu ngi doon wax li nga xam ne neexu ko ci jigéen ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci prison yi. waaw man nag li may wax damay gën a ñaaxaat sama mbokk yi. ñi nga xamante ne dañuy jaar prison ba génn bu ñu ñëwee ñu bañ a am benn bët bu ñaaw buñ leen di xoolee nañu jàpp ne rek ndogal la woon moom moo leen fa dugal. jeex na qu'on tourne la page. léegi nag li ci des nag moom ñun ñëpp nañu àndandoor ak góorgóorlu. waaw moytu tere yi tey def digle yi loolu rek laay ñaax sama moroomu jigéen ñi. waaw merci beaucoup ki nga xam ne mooy madame Touré Yacine ñoo ngi lay déglu lan moo la neexul ci li nga xam ne mooy jigéen ñi nga xam ne caabi daf leen féete gannaaw. alors honnêtement man pour man jigéen bu caabi féete ginnaaw daal metti na quelles que soient les circonstances yi mu nekkee metti na que ce soit une femme enceinte ak bu mu mën ci doon daal metti na lu may def daal ma def lu dul di leen ñaanal fi ñu nekk daal suñu borom génnee leen fa te xiir leen ci li nga xamante ne dootuñu fa delluwaat waaw loolu daal laa amoon li may wax c'est pénible que ñu am tort que ñu bañ a am tort dafa metti xam nga dafa metti alors ñaanal leen daal lay def yàlla génnee leen fi ñu nekk te bu dara bu mu leen dala ci daal ba ñu delluwaat fa gis nañ ne que ñi nga xam ne caabi daf leen féete gannaaw bu ñu xasee ba génn ci li nga xam ne mooy prison yi pour ñu amaat encore insération bi nga xam ne mooy duggaat ci ni ñu koy waxee ci bonjour ma belle kooku mooy Lisa Georgia ñu ngi lay jaajëfal di la nuyu bu baax a baax a baax di la wax bienvenue ci plateau bi. bienvenue. ñu lay wax bienvenue ci plateau bi ahlan wa sahlan. Lisa ñu ngi lay dalal. bonjour. kon yes merci beaucoup Lisa. bàjjen Lisa tey moom jóge woo Lille Sénégal gii nga jógee def nga sa tey baas bu toog. dëgg la def sa càq bu buubu di ko tël nii man bëgg naa lii. mais est-ce que jógewul Gorée sax. non jógewul Gorée daa mel ni ko jóge Gorée nag. Gorée la jógee Gorée la jógee wala Ngor. en tout cas c'est une femme africaine. South Africa. Ok c'est une femme africaine elle est même pas sénégalaise. mais c'est toute une femme ravissante africaine quand même. en tout cas waaw ma dellu ci kàddu yi ma doon wax ñi nga xam ne ñooy ñi nekk ci prison yi ba bu ñu xas jigéen ñi bu ñu xasee ba génn pour ñu duggaat ci société pour gars yi gisee leen bët bu rafet pour gars yi kii leen nu ñu koy waxatee gars yi naw leen day xaw a métti da ngay gis bu ñu xamee ne que kii jigéen li dafa def prison du am jëkkër pour mu am jëkkër day métti kii dafa jóge prison pour nit yi toog ak moom waxtaan day métti parce que dañ leen di daal di xaw a marginaliser daal. léegi yéen nan ngeen ci xalaat lan mooy mën a permettre ñi nga xam ne jaar nañ ko suñu mën a amaat dugg ci biir société bi ba nga xam ne que duñ leen xoolee bët bu ñaaw wala duñ leen wax boo xam ne day déplacé ba ñoom dañuy toog jàpp seen ñaambur bañati dem fenn wala bañati wax ak kenn. je dirais pas naw parce que naw c'est boo ko waxee autre chose lay doon. gis nga boo génnee prison. yu bëri yow yaa ko jël génnee ko sa biir xel ni doo ko jël. moomoo ko. da ngay def sa bopp ni lii jommul kenn. njëkkee woo ko fi te doo ko fi mujjee. te it ku sañoon doo fa dugg. góorgóorlu it ba li la fa duggaloon bañ la fa yóbboo li taxoon nga dem fa mu bañ la fa yóbbooti. ba pare tamit auditeur bi ci ligne bi. salaamaaleykum. allo. maa ngi fi rek. allo boo mënee wax bu baax ñu dégg li ngay wax parce que son bi dafa xaw a wàññeeku daal. yow la. Jamu Thiam doomu Baye Cheikh waaw ñu ngi lay dalal bu baax Jamu. maa ngi lay fay bu baax sama rakk ji Thiam. ñu ngi si jàmm bu baax. Jamo boo mënee yëkkati sa baat tuuti ñu gën la dégg ndax dégg-dégg bi dafa xaw a wàññeeku tuuti. dëgg la.
Gela kooku dafa mel ni dafa dem nañ xool bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko 88 628 99 90 ñu daal di waxtaanee li nga xam ne mooy jigéen ñi ngi nekk ci prison yi nga xam ne di dund loo xam ne métti na bu ñu génnee insération bi ci biir société bi day daal di métti. waaw voilà loolu laa doon wax déjà loolu yaa ko jël génnee ko sa biir xel mi xam ne li la fa dugal jommul kenn njëkkee woo ko fi aussi te doo ko fi mujjee mais li gën a am solo mooy. boo ci génnee nga am entourage boo xamante ne dañ lay dimbali di la jàppale di waxtaan ak yow di la xelal di la dooleel loolu boo amee entourage boo xam dañ lay dimbali boo génnee il faut nga am ñoo xamante ne dañ lay dimbali di la dooleel di la xelal di la jàppale parce que nit naturellement nit moo mel noonu dafa am kersa nit dafa am kersa mais pourtant am na ñoo xamante ne ñi ngi nekk ci dëkk bi nekk ci dëkk bi di fi yeewoo di fanaan di def yëpp mais ñi nekk ci prison yi ñoo leen tane. dëgg la léegi nañu jël ki nekk ci ligne bi allo 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 oui. salaamaaleykum sëñ bi na nga def. maa ngi fay ak jàmm. ça va bien yow la kan foo ñu woowee. Mourou Faye Aslan. Mourou Faye Absa. non Mourou Faye Aslan. HLM ñu ngi lay déglu da nga bëggoon participer ci émission bi. waaw maa ngi koy rafetlu bu baax a baax. waaw man moom xam nga ma toll King FM lay déglu. dëgg la ñu ngi lay jaajëfal. waaw neex ngeen ma ñëpp. allo. allo oui. waaw ñu ngi lay déglu. neex ngeen ma trop yéen ñëpp laay déglu. merci dëgg la ñu ngi lay jaajëfal ñu nit. mais ana Pape Cheikh moom gëj nga dégg de. Pape Cheikh moo ngi fii dafa nekk ci ay ité rek. na gaaw pare boog na mën ko de. waaw bientôt d'ici semaine prochaine rek mu daal di ñëwaat xam nga fu mu toll nii dañoo nekk ci 8 mars tey amul benn góor bi nga xam ne moo nekk ci programme bi ay jigéen kese fi nekk allo yaa ngi may dégg dafa mel ni dem na Larissa kon ñu continuer ci kàddu gi ñu commencé woon. je disais que ni am na ñoo xamante ne. ñi ngi nekk ci société bi di dox am liberté ñi ñàkk liberté sax ñoo leen tane. parce que li ñuy def. ñi nekk fee defuñu ko. dëgg la moo tax dugg prison du gàcce. destin la rek. yàlla am na ñoo xam ne yàlla moo bind seen destin ne dañuy dugg prison. ñun yàlla ñu ci yàlla musal ñi nga xamante ne duggaguñu. ñi dugg di ñaan yàlla génne leen. mais ku fa dugg ba génn da ngay gëm yàlla. na la nit yi xoolee bët bu rafet nga am famille bu baax boo xamante ne aussi dañ lay soutenir di la soulager jàppale la. boo ko defee rek da ngay nekk ci jàmm mais aussi boo ko jëlee def ko benn jàngoro yanu ko def ko sa xel mi foo dem yóbbaale ko là ça devient autre chose. waaw Yacine dafa am loo bëggoon teg ci kàddu gi wala madame Touré. en fait Larry je crois que wax na lépp. sauf que société bi ñoo war a jàppale ñi génn ci prison yi. pour am benn discrimination. ñoo leen mën a jàppale ba ñu réintégré waat société bi. alors dès que prison jombul kenn ñëpp mën nañ fa jaar alors kenn bu fa génnee dañ def tout pour ñu réintégrer waat société bi comme il se doit. dëgg la madame Touré. même man sax damay xalaat comme ni ñuy defee ay bàjjenu gox. waaw ñu def ay sages yi nga xamante ne jigéen ñi génn prison. ñoom ñuy mën di waxtaan ak ñoom di dalal seen xel di leen andiwaat. pour wax leen ne ça fait partie de la vie. dëgg la tey jii nit nul ne peut échapper à son destin. dëgg la donc du coup bu nekkee sa destin mënoo ci échapper. donc li ñuy ñaan rek moom mooy ñu wut ay sages yi nga xamante ne bu ñu jógee prison dinañ leen dalal. waxtaan ak ñoom ba ñu bu nekkaat ci société bi te duñu am benn problème. léegi ma bàyyi leen ñu déglu son bi nga xam ne mooy Yves Niang moom la def jingle bu bees tàkk la bi nga xam ne moom la génnee ñu daal di koy dalal ci studio bi ma bàyyi leen ngeen déglu son bi. Dama lay way man jar nga way
FM. Exactement, midi passé de 32 minutes ci studio King FM ngeen nekk ci seen émission spéciale Queen Feeling ak jigéen ñu yi nga xam ne ñoo ngi nekk biir King FM nee naa leen tey journée bi dañ ko jagleel képp kuy jigéen ci àdduna bi loolu tax na tey ji journée bi yëpp depuis 8h ba heure bi yow ba ci suufa tey ji y aura que des femmes jigéen ñi kese ñooy animé fi nga xam ne mooy King FM parce que honneur à elle et hommage à elle léegi ngeen nekk di déglu en sourdine comme ça ki nga xam ne mooy Yves Niang mu génne benn single bu bees tàkk daal di koy jagleel képp kuy jigéen ci bés bi nga xam ne mooy 8 mars Yves Niang nuyu naa la. waaw sister maa ngi lay ziare bu baax a baax di kontaan ci yow. di kontaan sama sise yi nga xam ne macha allah. ñoom laare xam nga sama cousine la. waaw boo xoolee suur bi nga xam ne suur bi géwal la ak sama beneen jigéen bi tudd nan la. madame Touré sama jigéen moom it sama xarit lay saan. tey da kontaan macha allah pour seet si leen. waaw ñëw rek delloo njukkal jigéen ñi. ndax ñoom ñooy suñu yaay. dëgg la ñoo ñu jural ku naan yaay. ñoom sax ñoo tax yaay naan yaay. kon jigéen am na solo. maa ngi wax ni jigéen buy am doom. àdduna di ko xaar. àllaaxira di ko xaar. mu metti lool mu sonn lool kenn amul fayam. dëgg la waaw loolu laay wax ci way jigéen tuddul jigéen la tudd. dëgg la jigéen kon ñun ñooy ñi gën. waaw kay waru Pape Cheikh waa kay. waaw laari ma bàyyi la ak Yves Niang. waa Yves. nuyu nañ la dama lay nuyuwaat sax. yow sama mbokk géwél bi. di la dalal ci suñu plateau femme bu King FM. ci tey ci 8 mars bi. ci fête des femmes. lenn rek laa lay laaj ndax seetlu nga ko ci say woy. xam naa ne woy nga lu ne tubaarkaal la. sa woy neex na ñu lay féliciter aussi. mais seetlu woo ñaar. loo mënti woy lu woy wi neex te rëy. booy woy jigéen day gën a neex lu tax loolu. waaw jigéen xam nga man dama commencé woy sama yaay ci laa jànge woy. mooy Saala Kumba Jokk xaw ma Jaala Kumba Jokk waa kay Demba Kumba Jokk Ramata Kumba Jokk ak ay faama yow faama xam nga yàgg naa la xam naa léegi moom sama répertoire léegi lépp jigéen laa koy def parce que moo ma gën a jig sax ñoo ko yor de garab bu la sutul du la may kër Papa Ndiaye Madame Touré non léegi Madame Touré kon suñu paree ma jël la ci suuf. waaw Madame Touré dafa am ay laaj yow bëggoon na laaj ki nga xam ne mooy Yves Niang. waaw Yves nag dama gis mu way bu rëy ci jigéen ñi. mu tombeex ba ci jigéen ñi ma bëggoon xam lan moo la inspiré. ba nga way bi parce que way bi neex na trop da nga koy déglu rek mu dugg sa biir xol. waaw moom xam nga yéen a koy njëkk a dégg mais dafa ñëw rek dugg parce que jigéen moo am solo. après morceau bi mu nekk morceau boo xam ne dama ko yàgg way xam nga ñëpp yàgg nañ ko way sax mais morceau dafa nekk morceau boo xam ne dañ ko bëgg muy gambal simlaay nu ngaawe simlaay nu gambal comme morceau boobu way jigéen la Ndeye Ndar Ndiaye Golo moo ko doon way ak ay Fatou Diolo yooyu xam nga ma xam ne lii boo jëlee parole jigéen dugal ko ci dina am sens moo tax ma jël ko rek bàcc ko ci 8 mars bi xam naa ne de ku la ko digal moom juumu. waaw mi ngi noonu tegu na ci temps. waaw jigéen ñi ma ko digal. neex na trop ñun nag yaakaar naa man question boobu laa amoon. di la laaj parce que maa ngi koy soog a dégg mais vraiment d'habitude way boo koy soog a dégg première fois du xaw a neex noonu daal il faut muy yàgg pour mu mën la dugg mais bii dafa ñëw da nga koy déglu rek tu sens que da nga ko liggéey bu baax. waaw am nañ ci def nañ ci liggéey bu rëy nag vraiment def nañ ci liggéey bu rëy. maag sama benn xarit bu ñuy wax Mamadou Ndiaye nekk ndaanaan boo xam ne mooy sama ingénieur de son
nekk jàmbaar vraiment ak ñi may jàppale ba pare dama am habitude di ko jouer ci soirée yi xam nga waaye soo bëggee mu gaaw a dal rek bul tëb rek génne ko da ngay am habitude di ko jouer ci soirée yi xam nga waaw gars yi di ko déglu nga xool lii nan la mel xam nga mais ma gisee nit ñi apprécier nañ ko ci laa daw dem enregistré ko quoi ok Yves ñun dañoo toog temps bu yàgg gisuñu la ñu lay laaj yow ci lan nga nekkoon sa carrière musicale fan la toll nga expliquer ñu c'est ne comme ça tey ji occasion la nga ñëw si suñu plateau femme nga expliquer daal ñi lay déglu fan nga toll si sa carrière ak fan nga jëm ak ci lan nga nekkoon waaw bon ñu ngi ci maa ngi ci liggéey bi mais dama voyage woon nag génnoon naa fa dem Espagne xam nga dem Angleterre xam nga damay faral dem ci dëkk yi di xarmat comprendre nga dem jouer ay Angleterre ak ay Espagne xam nga yooyu moo ma xawoon téye rek mais moment bi nag ñu gis naa retourné di préparer album bu dëgër xam nga bon morceau jigéen bi ci la bokk te bientôt vacances yi album bi dina génn mais nag maa ngi joué fii maa ngi joué quelques endroits ba ci lundi ginnaaw suba sax may sargal jigéen ñu gaynde club incha allah yéen boo leen di dem di tournée extérieur ci diaspora bi da ngeen dañ sur contrat ngeen di demee da ngeen di am contrat dem wala da ngeen di dem ak seen propre gré non man bi may dem contrat laa demoon suñu xarit Alsane Camara bi ne Espagne dëkk Louga jëkkër kooku maa ngi koy nuyu jëkkëru Anta Buya yaayam lañ ma tuddee mooy sama bàjjen ndeysaan waaw moom mooy bon Espagne Madrid pour ma jouer fa mais ma ñëwee comme visa bi dafa guddoon mu tombé sama jabar dëkk Malaga sama jabar presque man ak moom maa ngi koy nuyuwaale Tabara def nañ 18 ans de mariage xam nga waaw génn nañ 2 ans say 18 ans muy 20 ans moom nag léegi Malaga la nekk parce que seen famille te ñëpp foofu lañ nekk xam nga di liggéey comme mu nekk fa nag ma demaale fa nag toog fa xam nga di xaramat nag dem ci dëkk yi di jouer loolu moo ma téye woon foofu mais may dem contrat la woon mais après yeneen contrat moo fa juddoo quoi xam nga loolu moo taxul ma xaw fa yàgg mais instant bi moom Yves Niang is back. yoo xam naa sa jabar ci cercle de la jeunesse bu Louga la bokkoon. waaw non bokk foo woon sax mais moom mi ngi ci gétt gi daal. waaw ñooñu aussi damay leen di nuyu sama mbokk njàmbur yooyu jigéeni jàmbaar yooyu nga xamante ne boo demee ci diaspora bi njàmbur yi ñoo fa bëri. ñii ci cercle de la jeunesse bu Louga la ñu jugee. ñu jëlee leen Louga yóbbu leen bitim réew. ñii jugee ngalam ñooñu amuñu seen fay. ñoom foo boo nee cëpp ci bitim réew rek suñu mbokk njàmbur yi nga fay ko fekk am nañ jom nangoo nañoo liggéey xam nañ di leen jëlee Sénégal yóbbu leen bitim réew te ñu ngi see dox ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen souhaiter ñoom ñëpp bonne fête ñoom ñëpp waa diaspora bi waaw Yves ñu ngi lay jaajëfal bu baax single bi rafet na single bi neex na ñu ngi lay ñaanal mu dekk single bi nga xam ne moom la àdduna si yëpp di déglu waaw ndeysaan waaw ñi nga xam ne ñu ngi ci Facebook bi ñi nga xam ne amuñu occasion woote si 88 628 99 90 ñi nga xam ne ñu ngi ci Facebook bi di la jaajëfal di rafetlu li nga xam ne mooy son bi Oumar Sy di leen nuyu Ibrahima Mbow ñu daal di Guèye RFM di wax ne que cey sama doom ji Laari Samb ak a ngéwéle nag ne ko kéwél du tëb doom ji bët d'accord tontul ma ko lii waaw d'accord c'est que boobu duma ko mën a répéter Guèye non waxal kéwél du tëb doom ja bët waa kay waa Yves nag balaa ngay dem nag dama bëgg nag nga sargalal ma sama yaay wéyal ma ko ci 8 mars bi Lébu Dieng yaayu Laari bon maamu bébé Awa yaay ji baax a noppal doome doom ji baax a noppal yaayam Adja Lébu Dieng yaayu Laari suñu yaay ji yow garmi baa ngi waaye may naa la sama bopp ñaareel laa lay may sama bopp mais acca dégg nga wax dañu nañ tëggali kuy takk say bi fii tonton Daouda Daouda kaa takk say bi fii boobu waaw comme ça sama papa Pape Cheikh nekku fi te lenge yi moom la ko bàyyil borom kër gu baax rek la ma bëggal xam naa ne ku baax nga yow takk naa la bis ni yow tey jeex na man juróom-ñaar dërëm mu guroo rek doy na ma teguma la dara lu metti jamono yow Laari yaay sama bopp soo paree wutal ma sër ma muur ko léegi jërëjëf mais di gërëm nag di gërëm ñi may jàppale sama staff surtout jigéen ñi ci nekk dafa am jigéen ñu bëri ñoom Zulda Awa Si Awa Diouf ñoom Nogoy Mbuub macha allah xam nga tey du ma gërëm góor ñu quoi mais jigéen ñi nga xam ne sama biir staff di ma jàppale tey ji ñoom laay delloo njukkal sama jabar ak sama yaay nag yaa faagay jërëjëf Yves man nag dama amoon benn question Gela pour moom parce que d'habitude dama gis artistes yi bu ñuy def tournée internationale lu ci ëpp acoustique la ñuy tëgg alors que bu ñu nekkee fii Sénégal dañuy def mbalax pur et dur 100% mbalax donc ma bëggoon xam lu tax loolu waaw bu ñuy dem Europe xam nga tubaab yi ñoom acoustique la ñuy gën a dégg parce que temps bi mbalax di daw ak bi tubaab yi seen musique daw bokkul soo dee jouer mbalax tubaab di ko fekk day mel ni tubaab buy daanu ay rab doo leen gis ñuy def nii suñ temps bi lañuy mënuñu ko quoi mais et pourtant loolu am na ñu ko bëgg fii parce que man damay gis yenn morceaux yi nga xamante ne mbalax la mais bu ñu ko defee acoustique day neex waaw si parce que man am na danga naan pourquoi ñii duñu wane lii sama benn morceau bu may wax loo bari la bari romb la moomul boobu dama ko doon jouer mbalax mais su may jouer sama soirée léegi presque moom laay ubbee
te acoustique laa koy def bu sedd loo bari la rombuloo moomu bu yàlla mooy maye waaw jël nga lii nga moom acoustique laa koy joué. waaw loolu neex na trop neex na bu baax a baax kon Yves Niang ñu ngi lay mais yow maa ngi lay gërëm bu baax nu mu tuddati moom. Gela xale bu am Diago bala man saa waaw Gela mi am caaj. yow ni ku baax nga macha allah. kàllaama bi rafet na. merci beaucoup waaw jaajëfal naa la bu baax. mais nag dénk naa la morceau bi nekkul pour 8 mars rek. pour journée yëpp la ndax jigéen. buñ koy sargal jour yëpp lañ ko war a sargal. morceau bi nag morceau bi bees la. ma jël sama temps dajjee ko ñëw indil ko sama bopp xam nga. xaw moon sax émission bi nii dañ ko improviser xam nga. waaw mi ngi noonu kon fonk naa leen. teg naa ko seen loxo nag promotion bi yéen a ko gérer yéen jigéen ñi. teg nga ko si ay loxo yu baax waaw mi ngi noonu ngeen nuyu ma Pape Cheikh na nuyu ma Boubs. dinañ ko dégg bu baax a baax a baax merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal merci beaucoup ayca ciao jigéen de tuddu jigéen bi gën la tuddooy jigéen magasin yàlla bi ci gën a foore moo jigéenoo yi kenn amul fayam fii ku fi baax jigéen ay sa yaay xooleen ci Mariama Roy chéri Cheikh Amar mami soppe njaay mama gesaare sa maame mama ndooki sa maam moom la ñu denc ci armeeri ma ndooki ak jageeso mamey doomu ndey Sofi Njaay ku kin xeer doomu ndey Yaasin Gay ak Aysa Gay ak Fatim Gay jigéenu Fallu Sekk Gay jigéenu Babacar Dio jigéenu Sele Mbay jigéenu Jaagoy mamey doomu ndey Njaaya Ballaago mami soppe Njaay xale bi teral ndaya xale bi teral baaya teral di magam teral di rakkam mari jar nga waya Maram Fay Sall première dame yow de jar nga waya nga jàppale président loolu jar na biral ndeela ndeelaay ndeela ngo ndeela ndeelaay ndeela ngo yow ndeela ngo chéri papa ngo ak Babacar doomu ndey naa ni Jóob jar nga waya Ami Jaawara mu Cheikh Kanté liggéey la xam Alima Njoon séeréer bu ñu misal way wi ñu dem Faatu Géwal Juufoo jar nga waya Dabara Dabara yaay maam Cheikh yaa ma sagal Dabara Dabara yaay maam Jaara yaa ma teral jigéen de tuddu jigéeno jigéen bi gan la tuddoo man de bëgg naa Alsaan Mbay moo sagal jigéen son bi di daw moo nekkoon son bi nga xam ne mooy Yves Niang son bu mu jagleel jigéen ñi mu daal di koy tuddee jigéen son bu neex ñu daal di koy accueillir fi nga xam ne que mooy suñu plateau spécial Queen Feeling tey jii la ressemble ki nga xam ne mooy Madame Touré ñu daal di dalal tànk nii ki nga xam ne mooy Yves Niang ñu daal di koy wax au revoir léegi ñu daal di nag daal di dalal suñu DJ bu bees tàq DJ bu bees tàq bi nga xam ne 15h ba 17h du lundi ba vendredi wala du lundi au jeudi 15h ba 17h moom moo nar a assuré li nga xam ne mooy mbalax bi nga xam ne ci biir King FM mu ngi tudd DJ Ko nuyu naa la bu baax a baax a baax DJ Ko nuyu naa la. maa ngi lay fay. yaa ngi am jàmm bu baax. maa ngi sant bu baax a baax. ñu ngi lay dalal ci King FM. merci beaucoup c'est gentil. di la wax bienvenue li nga xam ne mooy journée de la femme internationale mondiale ñu dalal la fii ci King FM d'ici quelques jours tu vas commencer lundi lay doon suba lay doon gannaaw suba lay doon kañ lay doon sa commencement sur King FM.
en fait maa ngi leen di nuyu auditeurs King FM yëpp d'abord am mbégte torop aussi tamit pour rejoindre groupe bi mu nekk vraiment aussi tam lu ma marqué surtout jour bi nga xamante ne ci laa njëkk wax ci King FM mu di 8 mars journée mondiale de la femme xam nga man maay xaritu jigéen ñi dama jigéene tellement que donc su ma lépp dafay am mandargay jigéen donc vraiment incha allahu rabbi lundi ci la ñuy démarrer de 15h à 17h incha allah de 15h à 17h waaw ngeen ci ànd ak DJ Cool yow DJ Cool la ngay animé mbalax waaw mbalax bi dina laari sama am nga beneen mbokk fii tamit kay loolu daf may neex waaw xam nga nous sommes au Sénégal te wax dëgg neex yàlla man daf may neex ñu ma di def suñu yëf li nga xam ne ñun ñoo ko moom jiggaani wuñu ko fenn mbalax mi nag wax dëgg neex yàlla je pense que ni lu waay mën di def itam moom mooy li nga xamante ne ñun moom la ñu moom waaw man je préfère jël suñu appartenance dëgg la mu nekk loo xam ne gars yi dinañ ko rafetlu parce que mbalax suñu musique la ñoo ko moom DJ ko lan ngay wax ci li nga xam ne mooy suñu bés bi ñu tuddee ko tey journée internationale de la femme tuddee ko Queen au lieu ñu naan King FM tey Queen FM lañu Queen FM waaw alors tout d'abord damay souhaiter une excellente fête à toutes les femmes comme ni ko ñëpp xamee la femme c'est avant tout notre mère c'est celle qui donne la vie l'essence même de la vie donc man comme j'ai l'habitude de le dire il faut apprendre à respecter les femmes parce que ñoom ñooy magasin bi yàlla di denc kon du caaxaan comme l'a si bien dit Yves Niang dans son tout nouveau single jigéen mooy jigéen kon yéen bu ngeen baaxee société bi baax bu ngeen safaanoo société bi safaanoo donc jigéen mooy àdduna en quelque sorte dëgg la wax na kàddu bu rafet Lari Samb ma bàyyi la ak DJ Cool DJ nuyu nañ la maa ngi lay fay Lari ñi ngi lay dalal bu baax si suñu kër gi la maison Gela nag nee na DJ bu bees nga ci paquet lañ la dajee wala ci kees wala ci carton man lii laa bëgg a xam naa ne nag maay ëpp paquet donc da nga may def ci kees bu ndaw rek bu ndaw déedéet bàyyi ma def la ci bu mag nga def ko ci ndànk dama ko ci def ndànk ci kees bu baax waaw Lari nga dalal ko ñi ngi lay dalal merci di la wax bienvenue merci fii nag ñi ngi ñu gisee rek nii la ñu c'est la famille nous sommes une famille waaw ñun ñëpp daal benn lañ ñi ngi lay wax ahlan wa sahlan merci c'est gentil donc intégration bi dafay yomb quand on parle de la famille rek mooy que c'est la famille kii mooy Bintu Banana madame Diallo Banana sama bàjjen Lisa madame Touré commercial présenté naa la ñëpp Gela Ndiago Balamansa loolu spécialement pour aujourd'hui parce que Gela xam nañ ko ci matinale de 8h à 10h moom ak Bintu moom ak Joyce ñoom ñooy tàmm ñun ñoo tàmm di def matinale mais comme tey journée de la femme la ñu daal di chambouler comme suñu anniversaire daal di chambouler programme bi changer ko def ko ñu daal di ñuy tas ci journée bi yëpp si suba si Joyce a fi nekkoon Joyce moo yoroon antenne bi moom ak ay invité am léegi heure bi man ak Lari Samb ak Bintu ak jigéen ñi fi nekk si kanam tuuti ñun bu ñu paree 14h après dañuy bàyyi antenne bi ak ki nga xam ne mooy Lisa Dior Dia moom mi nga xam ne mooy def détente yow waaw booy chambouler programme doo ko chambouler normalement journée de la femme war a toog noppalu defar ba mu très bien ngay naan femme yi nañ liggéey tey waruñu woon liggéey ñun femme yi dañ waroon ñëw rek toog xolal tàllal suñuy tànk uy ma gars yi ñëw waroon ñu pédicure waroon ñu maquiller waroon ñu solal defar ñu ba ñu jekk heure añ ñu taaj añ heure njogonal ñu taaj njogonal bu ngoonee ñu yeggali programmation bi ñu toog fi di fecc di yaataayu mbe yow nga ñëw rek programme naan ay jigéen yi ñooy lii wak la yow dese ngaa xama dese ngaa mokkalan déedéet yow sa message laa jox juste ne ñun duñu ay femme objet ñaari loxoy takk tubay te mooy takk sër li ñu mën ñun mën nañ ko moo tax ñu def leen wan leen ne ñun dañoo am doole teg leen na la ci biti ñu toog dañu xool ñun ñu job bi non boobu nag xam nga lan la boobu c'est-à-dire wax ju yàqu la quoi ñëpp xam nañ ni que jigéen ñi tey jii nii surtout en 2018 benn jigéen nekkatu fi femme objet mais nag yenn yi dañ ko war a di moomal suñu bopp tamit c'est pas parce que dañu war a toog xam nga ñu ñuy toppatoo ko ay femme objet lañu déedéet ndax bés bu yàlla sàkk ñu xëy daani suñu doole tey nag ñu waroon ñu bàyyi ñu noppalu dëgg yàlla waaye bàjjen ay buñ leen bàyyee woon waañ bi kon musiba dina am de du am lu tax nga ne musiba dina am góor ñi nga xam ne dañoo ker xam nga lan lañ xam toog rek bon Lari viens me servir déedéet Lari nag kay ma wax la gis nga sa nijaay bu xëyee ba jóg ba dem marché
bu la ndugalee nga ne non kii fu mu jaar wala xëy na li mu jënd dafa am marché boo xam ne dafa jaar te xaw ma fa mu laaj la yow loo bëgg yow monsieur Lasagne waxuñoo ak moom man sama bosaay wax monsieur Lasagne waxuñoo ak moom papa dama ko mer parce que à chaque fois day ñëw fii bu ma nuyoo jékki-jékki rek daane ma uwe laari nga ne ko laare ngi ci biti xanaa boobu gënul yomb nga ne ko laare mi ngi ci biti te man may taawam ngay taawam te xàmmeewu la njëkk baax sama rakk yi yëpp ma jàngal leen baax te moom mënul fexe ba xàmmee ma déggoo ma de bu boobaa rek nga ne ko laare ngi ci biti bu génnee wër ba sonn bu ko gisu dana ñëwaat ne la maa fii damaa juum wala damaa sonn rek wala kii bi la xam nga boo jógee ci biti ci naaj bi dugg fii nii da ngay xaw a gëlëm boobu rek lay doon mais uy ma bu la kenn nax nag xale yu góor yi léegi togg rek la ñuy def xam nga lu ñuy def dañuy togg mën togg ba pare toog fële naan la non c'est que damay bañ lii wak xaw ma lan ngay kii waaye gis nga bu ñu toogee ñoom kenn amuñu ku leen ko defal danañ ko defar ba mu baax ndax xam nañu seen biir la jëm góor yi ak paa yi niñ mënee togg man sama papa des fois damay togg benn affaire bu ma ko yekkee mu ne ma non lii maa la ko daa ko def man bi ma nekkee Union soviétique dama mënoon a togg di ma def yooyu quoi di ma tendance ci kër DJ Cool lan nga xam ci li nga xam ne mooy journée de la femme jigéen ñi nee nañ dañu waroon croiser les bras est-ce que ànd nga ci waaw mais Dieu fait juste les choses xam naa ni bu ko defoon 365 jours mooy at bi bu ko divisé woon par 2 ragal naa ne jigéen ñi dinañu takk saret parce que ñoom benn bis bi commencé nañu di ñu piétiner naan ay dem marché ak ay nangam sangam xam nga yàlla du cuune ñàkk ci doon cuuneeg yàlla moom moo tax mu defee yëf yi ni mu ko defee waaw moo tax nag yàlla ci boppam du jël yëfu ma sàmba di ko jox ma dem ba mais di jëkkul nag am na foo xamante ne sa ànduma feex yow ndax tey jii yaa ngi ñuy tagg waaw mais tey xam nga ne ñun duñ leen ma sa takk charrette ku ci mel ni tey monsieur Touré sama bopp laay xool xaaru 8 mars de yenn saa yi day toog ne ma madame Touré bul dugg ci waañ bi tey may togg et pourtant ku ko fekk ci kër ga dina ne may yow kii jabaram dina toog muy togg daf ma naan demal toog xam nga lu may def tëdd ci canapé bi jàkkaarloo télé bi mu defar ba mu baax dressé table bi ñëw ne ma waaw mais da ngeen yaakaar ne xam nga man li may xaw a ça fait plaisir xam nga parfois li may metti mooy jonge waaw dañu yaakaar ne jonge jigéen rek a ko moom loolu laa alors que jigéen ni muy jongee góor noonu la war a jongee dëgg la kon nag man vraiment maa ngi sant yàlla te xam ne ne daal dal naa ci dal nga ci bu baax loolu yaa ko may sa bopp parce que dafa xam ne yow da nga brave xam sa valeur am yar am teggin teey ànd ak daaguwaale nag ak tuuti xalam gu doy looloo tax mu lay defal lim lay defal waaye bu la takkoon rek indi la si kër gi rek nga koy naan coppet si bii ndong ci bii ne ko rajax bu boobaa kon du la defaral boobu du la ko defaral di jëkkuwul yeggali waaw mais xam nga jabar dañu koy tànn waaw critères yi nga wax ci moom c'est-à-dire boo amee jabar ju ni mel waxuma la sax di ko toggal ak taajal waaye saa boo jàppandee rek lépp loo xamante ne yaakaar nga ni boo ko defee mu am lu ko neex rek da nga koy def te jigéen dañu koy teral donc yemuñu journée bi dañ ko mandargalee jigéen ñi rek waaye 365 jours yëpp jigéen ñi dañ leen ci war a sargal parce que tam quoi que l'on puisse dire vous êtes brave ay jàmbaari fàkk tëdd ngeen dëgg la ñu ngi lay jaajëfal bu baax merci c'est gentil merci beaucoup pour participation bi nga xam ne mooy Queen Feeling ñu jaajëfal la daal di lay wax merci ñu daal di jël keneen ki nga xam ne bëgg na ñëw toog fii soit muy Rahma soit muy Bintu wala muy keneen ak keneen ñi nga xam ne bëgg nañ bokk ci émission bi nee naa leen tey émission bi dafa yaatu n'est-ce pas la ressemble mën ngeen dugg si 88 628 99 90 ñu daal di jël ñi nga xam ne ñu ngi internet yi nekk si page Facebook bi Feuzita Sakho qui dit bonne fête à toutes les femmes du monde Mariama Savané Gueye RFM El Hadji Sok Adji ak Jégi Bathily may jaajëfal jigéen ñi nga xam ne ñooy samay mag yu jigéen ñi ma dëkkal ku ci mel ni madame Sarr Rita maa ngi koy jaajëfal bu baax di ko souhaiter bonne fête ki nga xam ne mooy Marie-Thérèse maa ngi koy wax bonne fête ki nga xam ne mooy Catherine Bass maa ngi koy wax bonne fête kooku nga xam ne mooy Christine maa ngi koy wax bonne fête kooku nga xam ne tamit mooy Marthe Nathalie Bass ak Germaine Aïcha Ndiaye maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ak kii di Célestine Meng jigéen ñi nga xam ne maa ngi leen di xam yëpp bàyyuma ki nga xam ne mooy sama tante di Hélène Mendy maa ngi koy jaajëfal ki nga xam ne mooy Sophie Diop dëkk ak ñun maa ngi koy jaajëfal ki nga xam ne mooy mère Oumy Gueye maa ngi koy jaajëfal
ñoom yaa Seyda Ndeye Khady Thiam ñi nga xam ne ñëpp ay yaay lañ ci man parce que man sama yaay dafa génn àddina donc dama bëri yaay fu mu toll nii j'en ai tellement des mamans maa ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp ay ñoom Tata Fanta ñoom ñëpp maa ngi leen di jaajëfal sama tante yeeg sama bàjjen yi bàyyiwuma kenn képp kuy jigéen Angèle Gela mu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax waaw ñu delluwaat ci un peu page musicale après ñu ñëwaat pour wax li nga xam ne mooy journée de la femme maa ngi leen di rappeler mën ngeen ñu joindre ci 88 628 99 jaamam door subaak ngoon la dëkkee ak man def ma jaamam def ma mbaamam di ma toroxal la dëkkee ak man la dëkkee ak man saa su ne la dëkkee ak man
dëkkee ak man def ma maamam def ma jaamam di ma toroxal Passé de 4 minutes dans les studios de King FM. Vous êtes dans votre émission spéciale Queen Feeling ak ki nga xam ne mooy Larry Samb ak man mi Géla ak madame Touré ñu ngi leen di jaajëfal yéen mi nga xam ne yéen ngi connecté wu sur 99.4 ñi nga xam ne ñu ngi connecté wu si page Facebook bi wala ci site bi www.kingfm.sn. déglu ki nga xam ne mooy Viviane Chidid moom mi nga xam ne moo woote le 10 mars foofu ci Zénith daal di génne wéy bu mu jagleel jigéen ñi yërëm leen jigéen ñi son bu amul fenn bu xale jigéen ñi bëgg seen biir xol waaw Larry waaw daf ci wéy nag sama papa Cheikh Diallo chéri Kia Aïdara gentleman la mooy profité aussi di nuyu yaayam sama maam Roqee Jaxate moom nga xamante ne Alaaji Gimala Jaxate ministre malien bi mooy baayam moo pesoon commandant ba ci Logolo ba ca teterewu koo añi maa ngi koy wax maam je te souhaite une très bonne fête femme bu brave la macha allah muñ lu nekk moo tax mu am tey ji lii mu am ñu ngi koy sargal di ko wax bonne fête ak nag sama yaay yëpp di si jiital tata Seynabou Mbengue Gueule Tapée sama tante sama bàjjen tata Kiné Fatou Dieng tata Seynabou Dieng sama yaay boo xamante nag mooy sama yaay personnellement yaay Ndeye Ami Dieng Bambilor sama yaay Bigué yaay Aji mënuma lim yaay Soxna Dieng ñëpp ku lim da ngay juum mais Géla tey sama xel dafa dem ci koo xamante ne tata déggan ci mère waaw mënuñoo def émission de la femme sànq ba léegi maa ngi koy bëgg a wax moom sànq da nga ne yow sa yaay dafa génn àddina moom dafa génn àddina ba pare doonoon jigéen joo xamante ne dafa nekkoon ci réew mi amul doom mais manqué wul woon doom ñëpp a ko yaayoo woon di ko ñaanal fi mu tëdd ca bàq ya yàlla na ko fa yërmande suñu borom fekk ci barke Cheikhul Khadim yaakaaru tey ak ëllëgam yàlla na réccu lépp lu mu doon def àjjana àddina yàlla na ko yàlla fayee àjjana ñu ngi koy ñaanal di ko xalaat bu baax suñu xel du jug ci moom waaw nekkoon yaayu kër gi yaayu ñëpp koo xamante ne dafa amoon choix de vivre waaw mën a sañse macha allah mën a wax lu baax yoroon ay noppi garmi du dégg lu bon du wax lu bon yàlla bu ko cat jiitu ci bala amin ñuy wax paix à leur âme maman yi nga xam ne nekkuñu fii présentement ñi nga xam ne elles sont plus de ce monde